bayu Abdoulaye feebar bi bañaloo njaboot gi ak économie bayu Abdoulaye Alaaji Sekal neena bur yaa ay waa yow jaam bi sàmmal sa cër bul loroo keneen bul dem feneen barke Abdoulaye. ñu ngi sant suñuy waajur bu baax a baax a baax di ñaanal lu mën a am ak lu mën a xew rek Serigne Abdoulaye yàlla na fi yàgg lool te wér di ko ñaanal suñu sëriñ suñu xarit Alaaji Serigne Cheikh monsieur Abdoulaye l'ambassadeur de la jeunesse di ñaanal suñu xarit monsieur le maire Bara Gaye di ko ñaanal moom it yan bi nga xam ni yenu na ko yàlla na suñu borom oyofal yan bi te may ko wér bu baax a baax a baax di ñaan feebar bi tamit dugg ci réew mi yàlla na suñu borom jëlee ko fi jëlee ko ci àddina bépp waaw di wax ne rek monsieur le maire ñun say xarit ñun say rakk ñun say lépp ànd ak sëriñ bi sëriñ Cheikh monsieur Abdoulaye bi ñu yëgee feebar bi nga xam ne moo lëmbe àddina bépp mais dugg na suñu commune ñun ñu boole suñu moyen yëpp du cotisation laajuñu dugg nu kër kenn ne jàppale nu pour ñu defal li maire bi ñun kuréel yi lu si mel ni sababu Serigne Cheikh soldaaru Serigne Cheikh monsieur Abdoulaye waa ñu Serigne Cheikh Gare monsieur Abdoulaye ak xale yi sécurité ak waa futur axlulaay kade ñun ñëpp ñoo boole suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm xam ne fi feebar bi toll nii ku la daan dimbali bu tollee fenn fi rek war ngaa mën a jël say moyens dem jàppale ko te gis nañ xew-xew bu mel ne appel li ngay daj si ñun kon toll na fii ñu jël suñu alal ak suñu lépp ñu boole ko muy ay teranga yu yoo xam ne xeeb nañ ko trop. parce que sëriñ bi day wax ni nit booy def mbir si yow la war a commencer da si am solo balaa keneen di la si fekk donc comme laa ni mu ko waxee rek mboolem li nga xamante ni mooy aide yi ñu fi indi si structure yi la jógee ku si nekk demuñu kër kenn tàllal ko loxo pour def si ñun ñoo jël suñu ñax def si parce que un citoyen ne doit pas être un consommateur dafa war a nekk koo xamante ni dafay solidaire koo xamante ni dafa war a nekk koo xamante ni si lépp loo xamante population bi da si yëngu rek mu def si loxoom parce que islam loolu la ñu dugal sëriñ bi nee na loxo bi tàllal ak moo ko gëpp comme sëriñ bi ñu ko waxee rek donc loolu dafa am solo waaye loolu lépp nag sëriñ bi moom moo ko piloté parce que bu dul lii day def si social si dëkk bi day taal lamp yi day fayal ñoo xamante ni dañuy jàng si école ak yeneen yoo xamante ni kenn mënu ko lim donc te taxawaay bi nga xamante ni moom la maam amoon muy Seydina Limaamu alayhi salaam taxawaay boobu la am si dëkk bi donc ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax di ñaan lii nga xamante ni mooy feebar bi metti na trop yan bi diis na trop sa côté ñu ngi lay ñaanal bu baax lépp loo xamante ni mu ngi fi rek kaa yëpp yàlla saafara ko ak mboolem àddina bi yëpp waaw nattu yàlla rek ñu ñaan yàlla jeexal lépp donc loolu moo nekkoon kàddu yi ñu ngi sant yàlla bu baax allahumma salli ala sayyidina Muhammad. dañu am mbégte bu baax ndax ku xool jotaay bi xam ne jotaay yu ndaw la mais ndaw yoo xam ni xam nañ li ñu doon xam lu ñu bëgg mënoon noonu bokk ci ndaw yi nga xam ni comme ni ko ma Assane waxee dañuy tàllal loxo pour jëf mais dama wax ni kii dimbaliwaate di ñaan pour dimbaliwaate man nga bañ a gañe li nga bëggoon donte dërëm kase la nga jël ko sa poos joxe ko mu ëpp dignité nga dajale ci alal bu bare bari pour jox kenn donte du lu ñaaw mais moment bi ñu toll di feebar bi nga xam te lëmbal na àddina bi yëpp ñun ndaw ñi dëkk ci dëkk bi bokk ci dëkk bi xam yow sa taxawaay ci dëkk bi en tant que maire ci ba nga ñëw ba léegi na nga jëlee sa bopp jox ko dëkk bi ndax ñun ku ne xam nañu fii ki la gën a ndaw am na fu lay téye boppam mais sag yaatu ak fekki ñëpp déglu ñëpp moom moo la may tey ba ñun ñu am yéene ngir ñoo participer li nga xamante ni suñu ñax lañu koy tuddee ngir accompagner la ci li nga xamante ni moom mooy Covid 19 bi. dama wax nag ñun suñu taxawaay
mën na nekk image yu ndaw mais dama ko jàppee ni mën nekk image yu Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam ndax li Omar wax sànq bi ñu toogee di waxtaan laa ko bind ngir fàttali rek ni ñun lépp lu ñu def rek suñu maam defoon nañu ko ba bu yàgg ñu toll ci. ni mu taxawee woon ak personnalité am ak dignité am moo ko may mu am ba tey gouverneur état laa ko ma tudde ci jamono colonial jox ko médaille des épidémies te na sax bëgg juróomi médaille mi benn bi pour loolu la mooy 14 bi mu nekkee doon liggéey ci feebar bi doon sensibiliser nit ñi di dox di wax di jël nit ñi den déplacé yëmbal bi ñu jógee 14 buy tëdd ñëpp ñëwul biir yëmbal da leen tas ñi nekk caaree ko wala moo tax am ñu nekk caaree ko ñu nekk feneen ba 1924 la owaat ñëpp ne leen borom penc day jigéen pencam ci moment boobu lañ ko jox médaille des épidémies ci la ko takkee noonu moo nekk 5e médaille bi moom la ça dafay war ni rek ko moom jamonoom moom taxawoon na la mu mën comme que ñoo toll nag mu ñu toll si moment bi ñu nekk suñu devoir mooy jéem a roy ay tànkam jéem a ànd ak moom ca la mu daan def nga xam ne ñun ay jurit lañu lépp lu ñëw dañ koy wékk ci yàlla subhanahu wa taala moo tax yàlla moo ñu waxoon ni wala nabluwannakum naa leen nattoo li mu nattoo lan la ragal la ñu nattoo ak xiif ak wàññiku alal ak gàncax guy dem ak dee gu bari mais nag yàlla dafa te am solo mooy woo basiru sabirin dafa waxoon yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko na nga bégal jullit ñi bégal jullit ñi nag jamono boobu la mu laajoon yonent sallallahu alayhi wasallam defoon na ko mais moment bi li mu laaj mooy ginnaaw bi ñu ne bu kenn doxati la nga daan dox ñu ne kon ki daan génn daawul génn rek pour génn daan na génn pour liggéey am lu jox njabootam léegi kilifa yi daan ne kon nañu participer ñoom pour jéem a téye njaboot gi si kër yi lan nan wuti ji ñu jox leen ko te ku ne xam ne loolu matewul ni mu war a mate parce que na mu war a jaare ba ni mu war a accès demewul noonu parce que mënul nekk yëmbal am ay foyer yu bëree bëri nga diviser def tuuti nga am loolu ñun bu ñu jugul rek mën na am problème moo tax ñun ndaw ñëpp ñu ànd jël li ñu am ñëw andi ko participer ko ngir wan la ni la ñu ngi sa ginnaaw ci mbir mi ñu ngi lay jàppale ci loo yëg ak loo yëgul mu jógee ca kaw nag parce que comme président mooy président de la république devoir bi mu def mu wàcc ba ci yow ñun la ñuy ànd ak yow rek parce que ñun wax naa chaque jour ne maire bi mooy suñu président moment bi ñu nekk parce que yow la ñuy waxal mu doog a yéeg ca kaw comme que yàlla dogal na ni ñoom indi na li ñu indi ci yow ñun suñu dërëm la ñuy jël ñëw jàppalee la ko loolu ñu lay jàppalee nag dëkk bi yëpp moo la ko jàppalee chef de village moo la ko jàppalee imam Seydou moo la ko jàppalee ndaw yu dëkk bi ñoom ñoo la ko jàppalee loolu nag lan lay ñëw pour feddali ne la bëgg nañu bu baax a baax ci sa taxawaay. comité bi nga xamante ni moom la ñu teg au niveau communal pour mu war a saytu ni ñuy séddalee ndimbal li war a jóge ci état bi bërki démb bi ñu ma bindee lettre ni naa ci boole société civile boole ci aussi leader d'opinion yow laa tànn dugal ci biir donc loolu lu am solo la mënoon naa tànn ñeneen et tout mais xam sa taxawaay si biir yëmbal moo taxoon ma tànn te boobu xaw ma woon sax ni di nga fi ñëw alors donc je crois que loolu aussi lu am solo donc ça veut dire que liggéey bi désormais da nga cee bokk da nga ci bokk amatul rek toog kër ga ni xaaral ñu seetaan booy bi ci télé bi wala ci réseaux sociaux déedéet da nga cee bokk de laxasaay gi la ñuy takk rek sol masque yi dugg ci dëkk bi sensibiliser incha allah parce que jàpp naa ni njariñ loo fekke li may faral di wax gars yi rek xët-xët ji metti na trop temps yi ndeysaan parce que ñëpp ko soxla aussi li may faral di wax nit ñi bëggee wuñ de mais bu ñu laajee rek dañ koo soxla waaw laaj ni mu méttee ku laaj rek da nga ko soxla alors donc loolu moo tax souvent fu ma defee communication ni nit ñi nañu dal par rapport ak li nga xam ne mooy ndimbal li état bi war a indi alors tànn naa 3 sites benn bi fii ci parkingu mairie bi la benn bi école Moussé Anta pour waa Yëmbal bii mu nekk pour waa Thiaroye Kaw poste de santé Pakoti pour waa Afia maa xamante ne loolu dina neex a sécuriser et ku ci nekk di nga jege zone bi nga xam ni moom nga war a jëlee beneen mbir bi ci topp mooy Yëmbal am na 19000 ménages fukki junni ak juróom-ñeent état bi décidé na jàppale ñu si 6981 juróom-benn junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn lu am solo la lu am solo la parce que contexte bu toll nii en tant que président de la république nga dajale 69 milliards jëndee ko ay vivres de soudure bravo rek lañ ci mën a wax mënuñu waxoo leneen mais nag daanu moo dajul suuf sur 19000 soo amee 6900 presque 7000 donc dina am presque 12000 ñoo xamante ni soxla nañ ko te du ñu am laa bu boobaa nag la ingéniosité Yëmbal di war a génn nga xamante ni
ñi bëgg yëmbal ñëpp nag nañu taxaw ñu xool suñu amee suñu benn kilo na xool naka lañ koy séddoog ñi nga xamante ni ñoo ko gën a soxla parce que Serigne Cheikh mën na ko bañ a soxla Baara mën na ko bañ a soxla n'est-ce pas mais mën nañu seet ñu ne koñ bi kat Samba Male wala Ablaye Male buñ ko jàppalewul dana xaw a doy waar te li ma wax rek loolu laa gëm Sénégal jàpp naa ni kenn du fi dee ak xiif lu mu metti nit du fi dee ak xiif parce que sociabilité bi nga xamante ni moo am suñu biir rawatina si ñun ñi dëkkee banlieue bi donc am naa njoxtu ni incha allah ëllëg si biir aussi lu mu metti ni nit dinañ jàppalante seen biir alors fi ñuy gën a xaar waa yëmbal aussi mooy ñu bàyyi xel bu baax a baax ci ñi nga xamante ni danañ mat 12000 njël te duñu bokk ci aide alimentaire bi war a ñëw parce que li war a ñëw déjà xam nañ ñi ko moom waaw am lu ñu tuddee registre national unique agence nationale de la statistique et de la démographie moom moo defaroon liste yooyu jox ko état bi mu jébbal ñu ko ñooñu xam nañ déjà ñi ko war a moom am lu ñu tuddee les familles touchées par le Covid-19 et loolu délégué de quartier yi donc jàpp naa ni du ñàkk ci yéen ñoo xam ni chef de village wala délégué de quartier mi ngi def dara ñu koy déggandi ñoom ñooy tànn directement à la base donc liste bi jóge ci kaw ak bi jóge à la base ci quartier yi bu ñu ñëwee bu ñu ko boolee mooy nekk 6951 Bara Gaye tey lu mu nekk maire ñu dénk ko distribution boobu aw ma maqaama jël ci benn saaku ceeb jox ko ku ma neex parce que ni mbir mi demee la donc loolu moo tax comité bi aussi ñu yaatal ko ba ñu copte la si dugal la si. au-delà de geste bii nga def ma kontaan ci kontaan boo xam ni j'ai décidé parce que ndimbal li di ñëw maire yi ñu ko fiy teg rek amul solo te am na ñu ko soxla déjà moo tax j'avais décidé bi ma ci waxtaanee ak ñenn lii nga indi nii dañ koy jëlaat mettre ko à ta disposition ak ñi nga àndal ba pare ma yokkaat si beneen tonne ceeb ngeen joxal ñu ko gën a soxla ci carte kenn gënu la xam yëmbal kenn gënu la xam njóobeen la fa xew kenn gënu la xam mbayeen njaayeen et cetera la xew foofu ci dëkk bi c'est important yow en attendant que ndimbalu état bi di ñëw du ma bëgg dama ci bëgg a teg une tonne ceeb nga dem nga toog ak gars yi ñu ne diwkat war nañ ko jàppale maire bu ko defaral boppam parce que du mat li ñu bëgg mooy bu ñu génnee kitu état bi 7000 yi ñu war a jox ba lépp dem ñun suñu ndimbal après foofu lay amee sens